fekkee da nga def sa musiba ñu tëj la benn 5 ans wala benn 10 ans kenn dootu am ci yow benn information mënuñoo xëy benn suba gracier la kenn dootu jot ci yow benn xibaar nga voyager après mais ki dee moom anam après perte na xam nga càgganti ki bu fekkoon te woon ni fajkat bi jàpp na ni kii jabaram la du ko def noonu incompétence mu ngi ci ñàkk mën sa métier ngi ci réewandee ngi ci xamadi mu ngi ci loolu doo nga lay tekki parce que jigéen boo romboon golo guy wasin ci àll golo sax muy wasin nga xam ne kii doom yi dafa kalewu sax war ngaa def peine ba jàppale ko génneel ko doomam. mais est-ce que sages-femmes yi ont assez de bagages justement pour exercer. mooy xam-xam mi wax ñàkk xam-xam. loolu wax ji c'est-à-dire que fii da ngay gis ku cartouché wala ku am BFM rek ne xaaral ma dem. mais non loolu moom moi je suis d'accord avec Mansour c'est-à-dire ça dépend de tout un chacun même ci presse bi am na ñuy cartouché yaa ngi yëpp ah. ñoo xam ne ci secteur yëpp ah. mais yow yaa xam. yow voilà te kii daal nit lan laa mën a def pour mu. sauver ko waaw c'est ça. kon ci xol la daal voilà ci xol ba pare. waaw c'est ça. fépp am na ay cartouches ay kii nu mu tudd ay xusma ñàpp partout presse bi ci politique foofu la gën a wulee ñaay sax partout fépp partout c'est ça la vérité hein. non y a des métiers yu nga xam ne dafa laaj xol. non dafa laaj xol. dafa laaj xol. surtout koo xam ne la passage éducation enseignement bari na les cartouches métier yëpp ki ciy dugg ba mu ciy dugg comportement ba mu wane ak la mu waat dëgg la lu baax lay doon mooy dem ba ci biir ak fuyte dab ko wala jikko dañ ko yare woon seen kër ñëw dab ko wala mu nekk benn mécontent boo xam ne kenn tegu ko kay nekk victime am tegu ko la tax mu nekk benn mécontent donc mu def yu fi reewande yu mel noonu nag lenn dong moo ko mën a jubbanti ba du ko defaat muy sanction bu ñëpp yëg mais loolu ba ñu waree sanctionné dafa yàgg c'est-à-dire dafa depuis les années 80 nangam ba tey da ngay fekk sage-femme yi xaaja guddi baam ni boore wasin ñu nekk di lijjanti ay cuuraay ay natt ak yu kenn xamul alors que ñu ngi am ay malades ndeysaan yu toog di agoniser souvent guddi ñi monte ñëpp duñu ay borom xam-xam dañuy seet ñi nga xamante ni rek ñoo nekk ci di jàng du ñëpp nag je dis que du ñëpp nag attention il faut ñu séparer la bonne graine de l'ivraie am na ñoo xamante dañu gëm seen liggéey elles sont même très très professionnelles non am na dire même il parce que tam am na ay sages-femmes góor quoi on va dire donc voilà voilà c'est que def bu ñaaw bu bon moo neexut a wanaasu tax muy gaaw a fés mais ñi baax ñu ëpp fuufi ndolle billaahi ñi baax dëgg la waaw mais benn soble bu nëpp ci saaku moo yàq saako ñu def enquête bi comme on dit mais ñoom seen biir dañuy xam ñoo lu xew ñoom seen bopp bien sûr ils se reconnaissent billaay xamante nañ def leen seen pootum biir def leen seen dëpp yéen def leen seen dëpp seen biir ñi nga xam ne ñooy xajamal affaire yi ngeen génne leen teg leen ne leen parce que tamit boo jàmbat dara surtout que instant bi seen secteur bi yéen a ngi yëngu-yëngu ngir ngeen ñu jàppale leen ngeen am peut-être de meilleures conditions de travail wala seen amertume la ñuy bëgg a sotti tamit déedéet non c'est pas une raison man damay ñaxtu rek tax na je pense que dafa am service boo xamante ni bokkul ci grève bi les services comme urgence non ñi def dialyse yooyu yëpp non bokk ci non grève du noonu ñu tayee fa grève rek la tudd en tout cas justice pour toutes les femmes qui ont eu à subir ça franchement def leen seen dëpp bu baax nag ñeneen ñi war a def ndëpp mooy nappkat yi sama mbokk nappkat yi yéen it il faut conseil présidentiel bi ñu woote ko ñoom liñ bëgg ñoom nappkat yi moo di ñu publier liste bateau yi nga xam ne ñoo am droit napp fi ndax benn bateau lu muy napp benn fan ñoom moom gaal gi moom lay napp weer ba pare amul jën bu sew amul jën bu mag amul jën da ñoom bu ñuy napp bateau yi dañuy ñëw rek napp yóbbu jël li leen si intéressé yi des ñu sànni ko moo tax géej gi amatul dara si jën fi ñu doon yem pour napp fi léegi da ngay def ay maay ay kilomètres ci biir doog a mën a am jën moo tax mool yi si bari réer nañu dee nañu ci biir géej gi donc nañ leen taxaw bu baax sama mbokk nappkat yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi également ñu ngi leen di nuyu ndax nee nañu Tefes waa Mbour Tefes waaw waa quai de pêche bu Tëngéej waaw Mbour Tefes Joal Tefes quai de pêche bu Tëngéej bu Ndeppe bu fekk ku dëkk Tëngéej xam na Ndeppe waaw xóota waaw cocc xam nañ ko kër Baye Aada Góor waaw xeeri digg ayca yéen a kaay groupe des médias la tribune la ñu koy tàmbalee suñ ko doon waxee sànq wàllum ndëpp mi yaakaar naa ne ñoom i taskatu xibaar yi nee nañu faw ñu def seen am ndëpp soit dañuy booloo seen ab liggéey bi mën a avancé seen condition de travail mën a gën a ñoŋ lu ko mooy rek ñu daal di faagaagal métier bi ndax nag bëri na ci ay taskatu xibaar yi nga xam ne nii politiciens yi instant bi ñu ngi leen ni jéem a xëcc ku si nekk sa boor boo waxee lu arrangé sa leader politique yaa fi gën gongo waxoo li nga xam ne sa leader politique arrangé wu ko nga jàpp taskatu xibaar bi xas ko ba mu ne tot loolu lañ gis si yéen kaay bi nee nañ nag kon yéen taskatu xibaar yi faw ngeen booloo xam li ngeen bëgg xam ne métier bi lii la laaj
éthique ak déontologie ngeen dem ci lu ko mooy rek da ngeen di dee ñeneen ñi war a booloo ah. ñun feebar ñu noonu. taskatu xibaar yi. waaw bari na ci nag de. fekk ku nekk day gàddu micro ñëw tàllal la doo xam ci site bu nekk am na xam nga site bu nekk am na donc. jàppee sa bopp ni yàlla bu ndaw. faut pas ñu topp les grands yu siis. comme ñun am nañu télé bu ñu liggéey am nañu sens bi. mais métier communication. in jaakum faasa bi nabee fa tabayyanu. loolu mooy information. bu fekkee da nga nekk ci métier information da ngay joxe information. nettali li am. métier bi ubbi la yeneen bunt muy comme ñun li ñuy def nii di commentaire métier bi jox la beneen bunt muy éditorial bien cadré. mu jox la beneen bunt nga mën a def benn chronique. nga fekk koo xamante ni journaliste fajkat la nga transformé ko chroniqueur métier bi daf koy accepté. parce que spécialité mooy faj. am na ñoo xam ne nag dafa am beneen métier après communication bi mu juddoo. li ñuy wax réseaux sociaux dafa juddu. mais gën a rapide ci côté communication. chacun est directeur de publication ci page bi. loolu Sénégal contrôlé wu ko ci biir xale yooyu. daf ci am ñoo xam dañuy jàng ni ñuy monter ci école yi. ñu formé ci ay téeméeri nit. mënuñoo liggéey ci média yi Sénégal bariwul ay télé. YouTube jàpp na leen ñu mën a liggéey. du ñu ay journalistes ñooñu. mais mënoo leen a xañ seen wërsëg. soxla baax am na ñoo xam ne seen tool boo demee ci tubaab yi. am na ñoo xam ne seen tool kese la ñu yor seen tool. expliquer fleurs yi nekk ci tool yi dañ ci am chaîne bu nekk ay 300 000 abonnés. di topp ñoom la ñuy def ci biir tool ba. kooku mën nga koo tey mu def li muy def. kooku jàppewul boppam journaliste. mais ci biir communication nag communication dafa uuf information. faut pas ñu bàyyi site yi. non il faut ñu bàyyi site yi faut ñu bàyyi xale yi kenn ku nekk gagné la ngay gagné. ci ñoom nag am na ci ñoo xam ne yeewuguñu dañuy topp mbambaay bi dem ci activité politique yi dem ci activité sportive yi mais ku ci am lu dëgër loo jàpp. tey am na ñoo xam seen boutique la ñuy ubbi di jaay ay dàll mais dañuy am ay plus de 500 000 abonnés. yu leen di suivre kooku mën ngaa tee mu def li mu bëgg a def ci communication wala li muy utiliser du communication siis baaxul dafa am benn métier de journalisme boo xamante ni bi dañu ko encadré tënk ko boo ci nekkee ca nga ne boo ci nekkul da ngay mën a distinguer ki am outil de communication ak qui est journaliste gis nga nañu defar seeni carte de presse yoo xam ñett ñi donkee am ñoo xam mais métier mënoo fexe ba ay millions ngi nit communication tënku leen yow da ngaa mos a gis sa yonent tu l'as jamais vu da nga mos a gis yàlla. non lu tax nga gëm yàlla c'est la communication. lu tax nga gëm yonente bi c'est la communication c'est un message boo xam daf ko toxal keneen toxal ko ba mu ëgsi ci yow nga juddu nekk croyant donc communication moom moo jagal lépp ba nga xam ne ñi ci nekk nag nit bu juddoo day soxla naturellement communication mais yow boo nekkee journaliste nag loolu mooy métier. mais quant à communication ñu nekk suñu papa ñun ñii di wax luñu la moo tax ñu nuyoonte commencé benn tâche parce que dañu communiquer kenn ku nekk xam li nga war a def dafa yaatu il faut pas nag ñu bañ a soxal bañ a siis. ok léegi bu ñu wax ñoom presse lañ wax. nañ bàyyi si xam nga dafa am ay youtubeur am influenceur ñooñu wuute nañu ak taskatu xibaar bi xam nga tey yow. mais là je suis d'accord avec Mansour mais aussi tout retrouve li ñu doon wax sànq. responsabilité. Voilà parce que métier boo gis c'est en toute responsabilité. Voilà parce que et en toute honnêteté. am nga objectivité amul. c'est-à-dire ci objectivité am na subjectivité. toujours mais est-ce que yow li ngay wax da nga koo gëm. da nga koo assumer. c'est là le problème. voilà toute information boo jot da nga ko war a xam nga foofu la différence bi ne influenceur bi intérêt am day xool parce que l'aspect pécuniaire moo ci ne youtubeur bi intérêt am day xool parce que peut-être l'aspect pécuniaire lay xool mais yow journaliste bi di nga toll foo xam ne di nga am information doo ko jàllale parce que xam nga ne lii peut-être mën na tàllum réew xam nga foofu la différence bi nekk donc du ko rek ñëw rek tàllal la micro nga ne kii journaliste la donc comme ni nga ko waxee am na si ñoo xam ne seen site lañ yor dañuy jaay seen i produits loolu moo leen tax a jóg donc seen site boobu pour commercial kese la mais am bu fekkee da nga bëgg a def information ñëw pour joxe information da am dina laaj le minimum au fait di nga xam ne information bi war naa ko joxe information bi ndax war naa ko def wala loolu la yéene kaay presse sénégalaise la presse sénégalaise ay te donc là on est dans le domaine de l'information voilà ñu continuer si encore moins communication. am na ñoo xam ne communication la ñuy def am na ñoo xam ne dañuy joxe information.
commercialisation. commerce non Mansour may naa la juróomi mètre Getzner. Et il faut éviter la désinformation. Voilà la fausse communication. ak manipulation. Oui. Manipulation fait partie de la communication. Oui. Intox fait de la communication. Oui. Infox. Propagande fait partie de la communication. Infox. ay élèves yu baax ngeen. mais kan mooy buru Infox ak Intox. kan mooy buru loolu. ku ko créer. c'est le premier ministre anglais. loolu mooy moo ko créé journaliste. mooy fake news moo ko créé. ayca ñu jàll boobu mooy bàyyi loolu. ñu des ba tey ci yéen a kaay groupe des médias la Tribune dafa ñëw ci ab coalition bu mag 39 partis ak mouvement ñoom ñoo ca tënku mu di coalition bu nga xam ne dañu fës ne jàkkaarloo waa Benno Bokk Yaakaar mu di coalition tabax jot na kon nag ñoom nee nañ tabax jot na voilà ñi ngi tabax ba léegi alors beneen coalition de waa ji moom xam naa ne moo gën a waw konkorong kii yéen a kaay non Bougane moo raw konkorong waaw li ko daloon ci local yi moom fu mu nekk nii nag fu mu nekk moom législative yi mi ngi togg coalition bu mag nee na ñu lay togg fu mu nekk nii ngi fës kee ne demax moom ci coalition bi ci biir coalition boobu muy togg moom Bougane ngay dani dama xam ne ma ne konkorong dama xam ne waa ji na mu nar a xeex ak ñëpp. waaw moo tax ma ne moo raw konkorong moom day xeex fii moom day xeex voilà coalition Bougane Gueye Dany jamono ji mi ngi waxtaan ak kon am na waxtaan bu sori bu mu am ak Maître Abdoulaye Wade ngir nag ci législative yi ñu dëmmal waaye tamit mi ngi négocier ak ñu nga xam ne ñaari membre yu nekk Yewwi Askan Wi donc yéen waa Yewwi Askan Wi yéen ñi jàpp leen ne am na ñaar ñu nekk ci yéen yu nga xam ne Bougane Gueye Dany mi ngi nekk di négocier ak ñoom di leen waaj a ronk ngir nag àndax ñoom ci législative yi donc Bougane Gueye Dany mi ngi liggéey loolu instant bi nii ñoom waa Yewwi Askan Wi nag ñoom it nee nañu fu mu nekk nii seen wàll la ñu laaj ci AMS association des maires du Sénégal nee nañu nag fu mu nekk taxawal nañu ñoom seen association te donc waa état daf leen war di leen cotiser te ñoom it dootuñu cotiser ti ci association des maires du Sénégal ñoom waa Yewwi Askan Wi ñoom foofu la ñu génne dikk nañ tamit si benn malaise bu am ci biir parti démocratique sénégalais feneen fa am malaise yëngu-yëngal moo di parti socialiste gis ngeen Aminata Mbengue Ndiaye la ñu gis nii jamono ji nekkagul dem si yàlla de ñoom parce que nee nañu nag bu dee dem si yàlla tamit aatuma demoon day dikkaat ñoom waa parti social aatuma demoon day dikkaat dem si yàlla parti présidentiel yi ñëw ñoom seen bët ñu ngi ko teg ci siège président Macky Sall nii waaw ñoom waa parti socialiste waaw am nañ ci droit xaw nga nag léegi compagnonnage bi entre parti socialiste si biir Benno Bokk Yaakaar ni muy demee parce que mënoo ne da ngaa ndax man ba pare ne sama siège bi da nga ko soxla ñoom Aminata Mbengue Ndiaye nee nañu siège du président Macky Sall bi la ko soxla donc loolu mi ngi ci biir Moustapha Niasse ñoom daal bu dee sur le plan institutionnel ña ngay exister waaye ci wàllum politique ña nga bennoo waaw mais PIT aussi mi ngi existe avant kan mooy responsable bu jeune PIT ministre Mansour Sy ministre du travail bon mooy responsable bu jeune AFP jeune PIT jeune PIT responsable des jeunes PIT c'est le ministre Mansour bu dee AFP du Zator non Zator bu dee AFP waaw Zator Moustapha Niasse en attendant Moustapha Niasse si utum signature yi parrainage yi 100 000 signatures la dajale daal di koy joxe moom bis Benno Bokk Yaakaar moom Moustapha Niasse président li nga xam ne moom mooy législative jëlagum na ndam li si wàllum dajale signature yi wax la dugg tigi raw gàddu ay jëm mu ñëw ci vote bu loi portant protection de la femme en état de grossesse ñoom ci boppam Hélène Tine mu ngay rafetlu loi boobee waaye nag nee nañu moom mi ngi xippi ay gëtam di xool ndax nanu koy appliquer am déet les femmes de la LD debout ñu ngi ko doon wax sax bii LD debout la LD bu taxaw bu jub koc waxul LD bu toog bi donc ñoom waa LD debout nee na président Macky Sall tong-tong bi nga nekkee ci réew mi na nga ko bax tong-tong waa ñoom waa LD debout LD debout nee nañu tong-tong bi nga nekkee ci réew mi président Macky Sall dafa war a dakk nag waaye tong-tong yi naat su wéree réew donc yaa tax. billaahi tong-tong bi moom dagg nañu lépp. dogal nañu lépp li Ahmed Diagne di doon wax te mu dëkk yan mu ne danoo lotissé ba in lotissé dex gi.
crise sanitaire sa Mbour jàppale ne bu doon am ndam de ñoom ñoo am ndam jëm ci li nga xam ne moom mooy seen grève bi ñoom waa ànd gësëm ñu waadu jëmale ci trafic sa diwaanu Casamance sax réew mi quotidien daggum bant yi lu jàppale ne am na si koo xam ne dañ ko soxbal mu faatu si am na 10 saagu yamba yu nga xam ne teg nañu ko loxo dañu ko jël ci rebelle yi loolu moo tax nag jamono ji nee nañu yamba daa manqué pénurie de yamba Banjul pénurie yamba dafa yokk nee na pénurie de yamba moo am ci réew mi am na ñoo xam ne buñ jëlu seen suwe naa bu tàngee Banjul Simakaay ak Grita non Banjul boo bàyyi wax rek Banjul pénurie yamba moo am jamono ji sa Gambie lu ko waral du lenn lu dul Casamance ni ñu jëlee kii yamba ji armée bi daf koo jël donc foofu la ñu génn Simakaay ak Grita Grita geex Simakaali beex ba mu ci manti doona ñu jël ci le parti socialiste condamné par mais xam nga lan moo ma jaaxal ci parti socialiste yamba gis nga dans la zone de déglu Aminata Mbengue Ndiaye mu ne les perspectives doivent tenir compte du contrat de confiance avec Macky Sall maanaam ba léegi ngi ci logique pour soutenir Macky Sall amul demal maa ngi ñëw leer na. waaw ñoom ñu ngi nii. en tout cas est-ce que APR benn yoon sax. est-ce que. bu ñu dem APR. ñoom waa parti socialiste. waaw. sey bi. waaw parti socialiste parti cosaan la. cosaan. parti cosaan te gis nga photo bi Abdoulaye Wilane ngi yëkkati loxo bi. ak El Hadj Mouhamadou ak kii. Mansour Mbaye ndaw sunu studio Mansour Mbaye bi ndaw lu rëy ko tuddi ndaw lu rëy sa dëgg-dëgg voilà ñu jàll ci li nga xam ne rek moo di parti ba tey parti socialiste ñoom def nañu seen dëpp fu mu nekk nii wax nañu seen i jafe-jafe seen bëgg-bëgg du lenn lu dul jël siège u président Macky Sall loolu la ñu wax ñoom ñoo ko bëgg am nañ si droit Aïcha journal ñu jeexlee Yaay Fatou Diagne maire bu Ngathie Nawde moom Yaay Fatou Diagne moom nee na fu mu nekk ni bëgg-bëggam mooy biir Benno Bokk Yaakaar màgget yi paa yi ñi nga xam ne dañoo ndékkandoo Senghor waaw Añaax Diouf reereex njogonaloox Abdoulaye Wade waaw njogonal ak Abdoulaye Wade waaw tey ñu reereex Macky nee na wax fa dëgg neex si yàlla ku reer ba pare tëddi moo la war kon ñii nga xam ne nag fu mu nekk di ay màgget lañ depuis Senghor mais nañu dem ci urne yi rek kon il faut ñu xëdd. il faut ñu xëdd donc kon il faut ñu xëdd. xëdd waaw il faut ñu xëddaat. waaw. Yaay Fatou Diagne nee na dafa doy nag dafa doy franchement parler màgget yi nañ abale président xale ministre xale député xale maire xale donc Yaay Fatou Diagne moom moo ko wax à part que président Macky Sall moom dal na ci kaw Amadou Ba ndax. xeeb na parrainage yi mu ko andil fii ci diwaanu Dakar. waaw fa dëgg neex yàlla. Amadou Ba tam dañ la teg pour nga relever défi bi mais Dakar la neexul de. journal aywa 8h xibaar journal 7 minutes aywa dañuy jàll si xibaar yi ànd seeg Hadj Mansour Mamadou Fofana ak Fabrice Nguema ak moom Mbaye Ndiaye. Zik FM Sen TV juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum li gën a fees si bopp xibaar yi fële ci diwaanu Casamance yëf yéen a muy gën di tàngee ka metti tiital na bu baax ñu cosaanoo ci diwaanu Casamance ba tax na def nañu ay bisu ñaan sax ngir jàmm yi dellu soit foofee ci diwaanu Casamance pont bu Marsassoum la ñu ni fayeeku gañ ci fayeeku ab péage la jaaduwul te it nag war nañu koo dakkal ndax it nag bépp infrastructure bu ñuy tabax bëgg ci fayeeku nit ñi di leen ronqat moom xel mënu koo nangu te it nag sonn nañ ci lool. dinañ wax itam ci li nga xam ni moo di infrastructure bu yu ñàkk lool fële ci diwaanu Koungheul boole ci itam localité boo xam ni amul ndox amul courant ci na mu jaadoo askan wa nag daal di nañuy def fi manifestation ngir kat ñaawlu loolee nga xam ni mooy seen situation tawat faju itam doonul fa yomb. sport dinañ ci ànd ak Baye Mante Mboup yéen kaay Mantoulaye ci bundooye Faram Facce gi Mambay Jaay